ay jamono élèves ñoo daan bëgguma jàng. léegi élèves ñoo naan dañoo bëgg suñuy enseignant ñëw jàngal ñu parce que at yi du ñu xaar. dañoo bëgg ay ambition te at yi du leen xaar effectivement. loolu leer na leneen la ñuy waxtaanee foofee sa diwaanu Ziguinchor moo di opérateur privé yi nga xam ne sa kër la ñu jëm ci mbirum gerte gi mer ba futt la ñu def jëmale ko ci autorités yi nga xam ne nee nañu dañu bëgg a liquider usine ba nekk foofee sa diwaanu Ziguinchor ñaari ay bés ngi ñu dakkal li nga xam ne mooy collecte bu gerte gi ndax nag sàkku ci Sonacos ak nguurug Sénégal ñu xoolaat bu baax njëgal kilogramme gerte gi Abdourahmane Diallo moo teewoon seen janox taskatu xibaar yi. depuis ñaari semaine ci ginnaaw la ñu taxawal seen i liggéey. nag ñuy wax ne ñun mënuñu jënd kilo gerte 250 ñëw di ko libéré usine Ziguinchor 276. baykat yi nu ñuy def kii bi amul benn opérateur boo xam ne di nga jëndee ji fukk ñëw jaayee juróom-ñett amul. li waral li ni mel opérateur privé stockeur ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci diwaanu Casamance mere nañu bu futt Sonacos ak état bu Sénégal. non depuis suur bi ngeen fi ñëwee ba léegi tey jii gerte gi nekk di wàcc fii El Hadji Mamadou Bari moo ko fi indi oto mi dañ fi yàgg taxaw parce que bi mu chargé ñëw fekk prix bi daanu nee na munul jaay ci loolu dem na ba nga xam ne nag nee na comme xamu solution amul nañ ko wàcceel otoom yi moom mu dem gaare ay otoom bàyyi jënd gerte. loolu moo tax ngeen gis fii oto yi taxaw fii waaye depuis le 18 ba la léegi ba bisu tey bii oto gerte wàccul ci usine bi. opérateur yi lee di soupçonné autorité yi nii dañoo bëgg liquider li nga xamante ne moo di usine bu Ziguinchor. dañoo bëgg a rey usine Ziguinchor rey baykat yi ak opérateur yépp ak transporteurs yi. ak ouvrier yi. parce que ouvrier yi ñu ngi ci doon gis seen bopp. ci kanam taskatu xibaar yi ñoom ñooñee di interpeller président de la république Macky Sall. dañ bëgg a lancer appel président Macky Sall ndax lii yëg na ko parce que ministère d' agriculture moom yëg na ko xam na lan moo xew parce que moom def na tournée ci àll bi ne gerte gi kenn wàññiwu ko bu ko kenn jaay moins de 250. te man yaakaar naa lii rolam su fekkente ne lii am na moom moo ci war a taxaw. wax Fada ne ko li nga doon jëndee na nga ci continuer. opérateur privé stockeur yu filière arachidière bu Ziguinchor fas yéene wu ñu banque seen loxo ci seen xeex bile ñoom lu ñu bëgg jamono ji mooy ab réaction bu gaaw lool bu autorité yi. jëndee fukk jaay juróom opérateur privé yi nga xam ne ñu yëngu ci mbirum gerte gi nee nañ loolee mënta wëy. ci seen piège. maam képp koo xam ne bokkoon nga ci piège bi ñu tendre baykat yi. ngir ñu souffrir ak seen gerte gi ñu récolté ci àll bi mënuma am ci yow yërmande te ñoom ñëpp a bokkoon ci coût bi xam nga nguur gi dafa saxal kilo gerte 250 ñoom opérateur stockeur privé yi am beneen njëg goo xam ne moom la ñu war a jaaye Sonacos. ñu bëri ci ñoom ànd ñu ci 250 bi mais manifesté wuñu ko mais baykat bi nekk ci àll bi dafa bay gisul kenn ku mu jaay maanaam dañoo complot baykat bi. am na ay benn borom barke Birahim Touré am magasin jënd gerteem ci baykat bi mbàpp muy kilo 200 baykat bi xeeboon 250 il est obligé mu jaay gerteem kilo 200 te ñoom ci OP sax am na ñu doon yolleeku di jënd loolu. mooy de 250 mais ñooy perte. mais boobu ñu doon def loolu ñu doon jaay Sonacos noonu mooy benn yi amoon sañ-sañu jënd dimbali baykat bi jënd gerteem. Sonacos ñëw di jëndaat parce que xam na ni stockeur privé yii nii jënduñu woon jamono jooju. ñoom ñoo tànn baykat yi piège ba tax njëg gi daanu. léegi nag moo taxit comme Sonacos xam na ni ñi ëpp ci ñoom jënduñu prix normal bi état bi saxal mënu leen a fay lu ëpp 176 francs parce que bu ñu fàtte ni Sonacos nguur la dafay am ay information dafay xam li xew yëg na piège bi ñu tànn baykat yi Sonacos jënd na sax gerte ci àll bi ren. am na ñu muy woo directement pour ñu ñëw jaay ko gerte parce que da doon sax contre ren Sonacos moo gën fuuf opérateur privé yi ci baykat yi yëg na souffrance baykat yi da doon sax moom yollee ko man gis naa ñu woo pour jënd seeni ay gerte ñoo xam ne ay éléments wu Sonacos lañ ndax gis na ni baykat yi di souffrir ci àll bi am nay jamono marché Kër Madiabel umpul kenn partage nañ ko partout ci réseaux sociaux yi baykat yi di jaayee mooy de 200 francs sax jaay nañ ko gerte parce que baykat bi amul xaalis bu mu denc dund ci suba ak ginnaaw suba comme mi nga getteem lu mu gis daf koy jaay pour mën a jënd dund mën a inscrire doomam école
mais kan moo nekk comploteur ci wàllu boobu ñoom stockage privé yii nii di kaas bu fekkoon teel la ñoo jënd gerte baykat yi ci kilo 250 gi nguur gi saxaloon. Sonacos ñimewul bañ a jënd di dox seen diggante xam nga dafa am contrat bu leen di boole ñoom ak Sonacos. Sonacos dafa am njëg goo xam ne sañu koo wàññi ci ki nga xam mooy opérateur stockeur privé bi nga xam ni moom mooy jënd gerte gi ci baykat bi loolu état moo koy saxal. na moo tax Sonacos loo tax mu yab leen ni du ma jëndee lu ëpp 276 francs parce que am nay information yu leer dama ni ren képp koo xam ne yaa ngi nekk ci biir gerte lépp loolu Sonacos def doo ko fi jooyee boo ko jooyee dinaa dugg sa caaya parce que ñoom ñëpp ay complot dañoo complot woon contre baykat bi nekkoon ci naaj wi nga xam ne xeeboon na 250 ñu pousse ko ba mu jaayee 200 ñoom ñëpp kenn amul ci yërmande ci baykat ñoom ñëpp a yam ku ci am xaalis parce que ni ñu tëgg deal bi mooy ñun mën nañoo toog 3 mois bu liggéeyul du am problème mais baykat bi amul pexe 250 bi muy xeeb bu ngeen toogee fi ngeen toog daal ñu leen ko jaay sax mooy de 200 effectivement loolu la ñu xalaatoon mais calculer wuñu ni xamuñu crime du parfait mukk xalaatuñu woon ni après bu Sonacos yëgee loolu dootuñu mën a jaay Sonacos li yoon wax ni Sonacos na jëndee loolu ci ñoom ak baykat yi lañ jàpp kenn du leen kaasale ñuy kaas. Birame est-ce que mën nañu wax ne les responsabilités sont partagées. mais il y a beaucoup de responsabilités mais dafa am benn fait boo xamee ni. fan yee mu ngi koy wax mooy le rendement bi ren demeewul noonu et c'est pas seulement ci gerte rare mooy ñii di baykat yi nga xamee ne la ñu amoon daaw jéeg ci wàllu tonnage ci gerte am nañ ko ren lu ko indi woon mooy déjà lii di intrant yi ñu leen joxoon muy nu ñu koy weeti jiw bi ñu leen joxoon demeewul woon noonu ren ba nga xamee ni ko doon def 100 tonnes ren da nga def peut-être ay 50 tonnes wala moins ça veut dire donc ñoom déjà ñu ngi woon ci jafe-jafe pour mën a am rares sont les agriculteurs baykat yi nga xam ne mbokk Mansour yi la ñu am ren am nañ ko li ñu am daaw am nañ ko ren déjà loolu muy premier gàllankoor lu indi beneen jafe-jafe bi mooy ils étaient obligés ñenn ñi ñu mbapat tout simplement parce que dañu nekkoon ci ay situations yoo xam ne financière économique yoo xam ne mënuñu ci woon a génn maintenant nag dañoo toll ci jamono joo xam ne à travers le monde li ñuy woowee ay spéculation ci lu jëm ci wàllu mbay nit ñi dañuy soppeeku gerte dafa nekkoon ci benn jamono ci réewum Sénégal loo xam ne c'était l'or du Sénégal ñu nekkoon ci premier à travers le monde ñuy dem au fur et à mesure ñuy dem ba dindi li nga xam ne moom mooy hégémonie boobu ñu amoon ci wàllu gerte nit ñi di ko jël di ko dem di ko exporter mais boo xësee ba amatoo gerte la nga doon fa nga nekkoon ci wàllu position au plan africain au plan mondial mais soppil seetil leneen wala nga dugal yeneen spéculation yeneen i réew ba ci Côte d'Ivoire ci wàllu cacao bi bu mu demee ba xam ne warul yem ci jaay bay cacao kese mais dem na di indi transformation ba tey mu mun a am ay entreprise ay usines yoo xam ne dañuy defar chocolat boo xam ne ci cacao ci seen cacao lay génne ca Côte d'Ivoire nga dem ci yeneen i dëkk ñu ne la fii banane moo fi fort muy banane plantain wala leneen ñu fexe ba seet nu ñu koy defee ba transformation bi bu ñu pertee ci wàllu production teewul dinañu gagner ci wàllu la ñuy transformer di ko exporter wala di ko jaay ci grande surface yi il faut nécessairement que ci wàllu xam-xam Sénégal ñu mën a soppi justement doxal leen ak soppi ci wàllu volonté ba mën a bañ a jël gerte gi nga xam ne or la woon ci ñenn ñi mu doon loo xam ne bu ñu ko amul doot ñu dund il faut nécessairement ñu àgg ci yeneen i étape ci wàllu woowu gis nga bi am na leen beneen càcc gu nar a amaat gis nga fi ne gerte gi ñuy jaayuloo ko si néew ñi nga xam dañu ko jënd garder ko ñu ngi xaar nguur gi waxaat ni dafay joxe jiwu ci joxe jiwu boobu noonu bu ñu la day am ñoom dañuy leen di jox kotaawu nangami tonne ci jiwu xoolal du ñu am gerte googu dafa ñu am lu ñu ko justifier ci ay facture wala ci baykat ci ñi jëndoon gerte googu noonu ñu nekk ñu war a séddalewaat jiwu woowu gis nga xàmmewuñu gerte gu muus ak gu muusul gu mat ak gu matul moo tax baykat yi li ma leen di conseiller nañu waajal seeni jiwu te lu ñu fortaatu mën a teel a jënd jiwu te bañ a xeeb donte woon ñetti kal la ñuy am parce que noppi wuñu ngir joxe jiwu baax déwén gerte gi jot a baax Sonacos jël na ko ñoom OPS lu leen neex rek la ñuy def ci kaw baykat yi di déclaré naan amuñu xaalis fii ku fi am autorisation am sañ-sañ am compte bancaire bu traite taxawee obligatoire la ci banque bi ngay liggéeyal mu génne la xaalis baykat yi dong la ñu yërëmul doy na waar te ñoom ñooy yendu si naaj bi wàllu politique la ñuy waxtaanee ak nag kii nga xam ne Dieynaba Ndiaye lay wuyoo te nekkoon ci gëm sa bopp sa Kër Massar Nord dañu ko tegandi woon loxo ndax coowal lakkum kër ga ñu fa tuddoon jot nañu ko téye ñetti fan mujj nañu ko bàyyi def ko contrôle judiciaire loole nag avocat moo ko xamle maître Bamba Cissé ñu teewlu ay kàddoom. Dieynaba nag
lakk te enquête bi aussi wanewul benn élément procureur dafa demandé woon ne nañ ko téye léegi juge d'instruction bi dafa xool dossier bi xam ne lii nga xamante ni moom lañ ko indi maa yokk ko téye ci effectivement mu jël décision bu baax nit ki bu fekkee ne amul benn élément boo xam ne da lay incriminer wala da lay dugal ci dossier rek lay bàyyi d'autant que seede yi ñu jot ci moom mooy nit ku baax la nit ku bëgg njabootam nit ku bëgg ay militant moom ak lépp li nga xamante ni mu ngi ko def Kër Massar gis nañ ko di tabax boobu lépp élément coalition wàllu Sénégal nee na résultat yi nga xam ne moom la ñu génn ci commission de recensement vote bi sa département bu Pikine te nga xam ne nee na ñu benn bokk yaakaar moo jël ndam li nee nañ loolee wérut xel xalaatul ñu koy bàyyi mu jàll coalition wàllu Sénégal nee na loolee nag seen ak ndam ci boppam la ñu bëgg foqati waaye du demee noonu Cheikh Dieng ay kàddoom ñu teewlu ko ndànk bakayu ko